bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu déglu di ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ñu ngi ñëwaat beneen yoon ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ci jëmmam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Moussa nga baal ma nuyu Seydil Khalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Niass ci Médina waaye nga may ma nuyu institution yi nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko sosoon te topp mi yëpp aju ci ñoom. institution yi bu ma waxee al Khalifa mooy xilaafa bi wala mooy kursi Cheikh wala kursi xaadimul umma te Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass toogee ko matee ko sëkk wax dëgg yàlla te yokk suñ jot ci xadara bi ak suñ yaakaar ci wan ñu bàyyi ci meloom yi ak ci turam yi ndax bàyyi kenn ku nekk ci ñi jaar ci gannaawam rek ku ci ne taxawal na wala mu doxal loo xam ne danañ xam ne bàyyi moo doon def li mu doon def. kon bu ñu doxee ba ci tey ak passage yu bëri yiñ jaar yëpp suñ ñëwee ba ci Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass di ko nuyu di ko sargal di ko ndokkeel ci gàmm gi passé ak liggéey yi passé yu kawe yi mu def ànd ak ñun ba ci gàmm gi ak ci ni mu ko defee ñu ngi koy ñaanal yàlla wér ak fan wu gudd mu gunge setaat yi juddoogul sax te ñu ko koy ñaanal di ko yaakaar ci yàlla ci njott lu rafet. di nuyu jumaa ji ci buntu imam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé nga xam ne yàlla moo def ne mooy coobare yàlla ci imaamatu googu. suñ fa jugee ñu nuyu mahad bi suñu doomu sëriñ Cheikh Mouhamadou Mounhamina directeur institut bi mais di président Ansaarud-Din national di nuyu ci kawam Cheikh Mouhamadoul Amine Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy secrétaire général international bi buñ ko nuyu nañ taalibe yi ci biir réew mi ak ci bitim réew fu ñu mën a nekk. di yëgle assemblée générale groupement départemental bu Kaolack bu Ansaarud-Din de Kaolack samedi le 13 fii ci Kër Gën à partir de 9h mise en place bi ci suba gi programme suba la dañuy def assemblée générale mu mel ni kii daf ñuy laaj lu waral assemblée générale bi ñu ne ko ñun dañuy fal par mandat ñun nag décret nommé wuñu dañuy dem assemblée générale mbooloom toppam mbaay mi dëkkee ci département Kaolack ñooy dajee seet liggéey bi sëriñ bi di xaar ci ñun ñan lañ oolu ñu dénk leen ko ñu tànn leen soit ñu waxtaan def consensus proposé ay nit ñu valider ko wa illa ñu ne poste bu nekk ku ko bëgg na ci yëkkati loxoom soo amee ñaar ñu def consensus waxtaan suñ déggoowee ñi jiital kenn ki ci des topp ci suñ déggoowut ñu présenté ko mbooloo mi assemblée générale bi ñu voté ko ku ci am majorité ñu jiital la toftal ki ci topp loolu la ñuy def demeet ba poste yëpp jeex ñu tànn président bi nag kiy jiite département de Kaolack juróom-benn at a ngi nii yàlla man la dogal ma jiite ko muy ñaari mandat yi bu njëkk biñ may falee nekkuma woon sax Sénégal maa ngi woon États-Unis nekk ci tukki mais comme yàlla dogaloon na suma xol mu ngi woon ci liggéey bi suma jëmm mu ngi ci woon maa ngi bokkoon ci groupe bi yore président commission d'organisation bu département de Kaolack ak bu national bi yëpp man maa ko amee woon ci diira at yooyu yëpp bi ñuy def AG fekk ma tukki nekk États-Unis ànd ak suma waajur mu dem noppalu ji seeti woon docteur am yàlla def ñuy def assemblée générale mbooloo mi dajee ne man lañ bëgguma jiite fédération départementale bi bi ñu ma ooyee consulté ma ci ma ne leen liggéey bàyyi man duma ci joxe ngant ndax man maa jaayante ne feeg maa ngi dund su ma gisee luñ ciy def ci ñi koy def laay bokk donc awma ci ngant bu dee wóolu nañ ma ba tànn ma ci du ma ci joxe ngant am naa rek loo xam ne bëgg naa ko cee teg du doon condition sax mooy chartab ñi ma ko dénk ñooy ànd ak man pour ñu ànd liggéey ko ñoom ñëpp ñu d'accord ma jiite ko loolu mu ngi nekkoon ci 2015 mandat yi ñetti at lay doon chaque ñetti at lañ koy beesal ma jiite ko 2015 2016 2017 2018 ñu def AG fekk maa ngi fi ñu rendre compte def bilan bi présenter liñ ñu santoon pour ñu def ko wax liñ ci def wax liñ ci defut manquant yi lu tax bi ñu expliqué ba pare ñu démissionné ñu war a falaat ñeneen mbooloo mi dajeewaat ci salle bi ne dañuy ñaan pour man ma continuer nekkaat président bi beneen yoon loolu moom lañ def 2018 2019 ba 2020 léegi nag mandat bi jeex na
war nañ def AG bi suba le 13 bii nii samedi bi war a defaat bilan bi fa liggéey bi yemoon ak fi mu yegg tey ak liñ doon xaar ci ñun bu dee mat na yàlla rek moo matal bu dee matut tamit ñu xam ne rek defoon nañ liñ mën ci góorgóorlu ak suñu équipe alors ñu démissionné nag dem toog fële AG bi ñooy tànnaat ko ñuy jiital yàlla rek a xam liñ def su dee baax na yoolu yàlla moo ko dogal su dee am na manqué loolu dowutoon suñu yéene ala kulli xaal ci foofu laay wax ne ñu ngi oo bépp taalibe Baay boo xam ne mu ngi ci Kaolack wala ci département bi boo xam ne ci ansaaru din la bokk di koy yëgal assemblée générale bi di wax ne ñu ngi koy ootee duñ koy oote nag am na nuñ ko tëralee organisation la oo nañ ci ñëpp war nañoo ñëw uy si waaye ni ñuy defee AG bi mooy su consensus amee mbooloo mi yëpp de mën nañ cee bokk mais suñu àggee ci mu am voté délégué par délégué la ñuy voté daayira bu nekk dafay joxe 3 personnes ñu doon délégué yi nga xam ne ñooy voté convocation yi sax da ngay gis ne dañoo yónnee convocation daayira par 3 délégués mais mobilisation mun na am parce que loolu la laaj taar bés bi loolu la laaj taaral ko mobiliser ko nit ñi ñëw ñu dajee sant yàlla ci ñetti at yi ñu dénkoon liggéey mu jeex suñ paree mbooloo mi tànn ku leen di jiite suñ àggee ci tànn bi su consensus amee ci ñiñ proposé ñooñu jàll mu bañ a am xëccoo ñëpp sant yàlla su wutee amee wala am ñenn ñu soxla ay poste su boobaa ñu présenté wu mbooloo mi seen délégué yi voteel leen mooy 3 délégués chaque daayira ñooñu ñooy voté ñooy fal suñ falee ba pare nag bureau bu bees bii ñëw dana war a joxe déclaration wax perspective yi wax fan la jëm wax lan la bugg a def plan de travail bi bu bees bi muy am mu présenté ñu ko su boobaa ñooñu ñu tànn jiital leen ñooñu war a defal loolu ñu ngi ñaan yàlla ñu àgg ci jàmm yàlla indi mbooloo mi delloo leen ci jàmm may ñu ci tawfiq ñu ngi ñaan yàlla daal mu may ñu ci tawfiq ndax boole nañ ko ci bési baay yi bés yi ñuy dajale taalibe yi rendre leen compte ci mission yi ñu dénkoon sàkku ci seen ngërmande ak seen ñaan bëgg nañ ñëpp ñëw ci waaye bëgg nañ ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ci ak salaam liggéey bi continuer message bi leçon la boo xam ne ñun dañ koo jàng ci école Oustaz Barham Mahmoud Diop parce que moo nekkoon suñ premier patron moo njëkk a jiite ansaaru diin national fekk ñun ñu nekk ci départemental yi pour dellu gannaaw tuuti sax man biñ may fal président commission d'organisation ansaaru diin national fële ci Dakar nekk moon ci réunion ba dañu di fal poste yi ba si ci président commission d'organisation Oustaz Barham xool salle bi ne gisuma Cissé Niang ñu ne ko noo nekk fii salle bi délégué yi ñoo fi nekk fédération bu nekk dafa délégué ay nit Kaolack délégué woon na ay nit waaye boobu délégué wuñ ma woon mu ne non waaye bu dee kenn liggéey baay bii la liggéey bi xadara bii man xam naa ko moom xale la mu nekk ci xam naa ne daal am na ci expérience te liggéey bi soxla na buñ koy jox ñu jox ko koo xam ne ñett yi dana dajee ci moom dana ko bugg dana am volontaire te it dana ko man te loolu xam na ma ci moom Oustaz Barham ñaan na ko yàlla fay loolu dafa baax rek waaye xam na junney nit yu man loolu waaye xëy na njortam ci man la demoon bi mu waxee loolu ña fa doon liggéey ñëpp apprécier loolu parce que ñu ci bëri xamoon nañ ma ci liggéey organisation bi bi mu waxee rek xel yëpp fattartiku dafa mel ni xel fattoon na xel yëpp fattartiku ñu jël téléphone avertir ma joxe sama kàddu comme ni ma ko joxe woon ci fédération bi ne liggéey bàyyi du ma ko delloo ma jël engagé wu ci yàlla dimbala ñu defal ñu ci tawfiq boobu ba léegi ci lañ nekk di ci liggéey ba yàlla ñongal ñu ci jox ñu ci cër bañ jiite fédération bi ba gannaaw gi ñu nekk premier vice président national gannaaw gi ñu nekk premier adjoint COMAF gannaaw gi ñu jiite pôle de Kaolack mooy région yi seq Kaolack yépp seen fédération ansaaru diin yi dañoo def benn coordination man maa jiite pôle boobu maay coordinateur yi pôle bi donc yooyu yëpp du wax ko pour titre waaye may sant yàlla ca tànn Oustaz Barham Diop la yàlla def barke lu bëri lu ñuy def lu aju ci loolu rek xel dana ma daj xëy na nag mataluma ndax yàlla rek mën a matal waaye seen njort ci man rafetoon na seen yéene ci man rafetoon na ba tax na daal man maa ngi gërëm loolu su fekkee liggéey bi mat na loolu lañ bëggoon su fekkee matul ñu xam ne yàlla rek a matal ki fii yàlla di indiwaat yàlla na ko yàlla dooleel ba yëf yi mat ci loxoom wa ma zalika ala bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu